ñeenti waxtoo genn wàll ci rajo Futur Média ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg noonu xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey ñoo lànk ci mbedd mi jamono ji ci Ndakaaru ak fu yaatu ci réew mi marche bi ci Ndakaaru ak yeneen yi li ko sabab mooy gouvernement bi dellu ci ginnaaw ci pétrole bi ñu njëgu courant bi ñu yokku te génne kaso gi Marius Sagna ak ñi mu fa nekkandoon Senelec dañ koy soppi holding ak ay filiales yu bëri ñu doon day daje ci biir Petrosen ñu xar ko ñaar bii di seet bii di jaay lii di pétrole bi SAR tamit dina soppiku ni mu bindoo commission énergie assemblée nationale tey ji doon daje foofee ca Mbour des na ca fekk Abdourahmane Diallo. waa Mbacke di wéy di xeex ndox mi nga xam ne nag moom lañ leen di jox ndax baaxul ànd soppi ndoxum Mbacke toogaanu woon nag tey ji ca buntu Sen'Eau mi nga xam ne moo war a faj loolu. Serigne Mbacke Ndiaye ak waa rappel bëgg ñu jële fi liste nationale ci falum député yi ci nag lii di ñàkk kaaraange gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi bu baax a baax ñu ni nag ñu jëli soldats yi di waa armée bi ñu mottale police ak gendarmerie. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram lay doon arobase ak li ci yéene kaay daal di fekki ko Ablaye Diop ci ligne bi Abdoulaye Diop kon jàppandeegul ci kanam tuuti ñu war ko mën a jot ci wàllu marche boobu nga xam ni waa ñoo lànk ñu ngi koy amal laata muy yegg si moom Abdoulaye Diop ñu yegg kon ci Senelec googu nga xam ni li ñuy kaas moom moo ko waral dinañu ko soppi nag toj ko mu doon ay kuréel yu bëree bëri yii di Petrosen naka noonu moom itam ñaari pàcc lañ koy def SAR itam dinañu xool aw tooginam nu muy soppeekoo commission énergie bu assemblée nationale doon daje tey jii nag ca diwaanu Mbour Abdourahmane Diallo. lu ëpp juróom-ñetti fukki député dajale leen ci Saly ñuy waxtaanee ci lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz Abdoulaye Baldé mooy njiitu commission énergie ak ressources minérales. xam nga ni que problème mu électricité problème mu gaz problème mu pétrole dafa nekk question boo xam ne question d'actualité la ñëpp koy waxtaanee ñu mais ñu bëri xamuñu lu nekk ci biir donc amoon na député yi daje ak ministre bi ak technicien yëpp donc fànn wu nekk waxtaanee nañ ko. député yooyu nag waxtaanee nañ tamit ci code gazier bii nga xam ne war nañ ko voté laata weeru janvier 2020 bi di dee. mel ni bu amee lu bees la ay secteurs yoo xam ne amaguñu d'abord cadre législatif donc cadre boobu la ñu nekkoon di waxtaanee aussi du yàgg dinañ voté code gazier bi donc comme ñu bëree xamuñu lu nekkoon ci biir code gazier bi donc laajoon nañu waxtaanee ko fii d'abord balaa ñuy dem commission technique dem plénière. ci waxtaan yi tamit xamal nañu député yi yéene bi nga xam ne am nañ ko ci Senelec waaye tamit ci SAR. ministre wax na ni que bu soobee yàlla Senelec day nekk benn holding ak plusieurs filiales mais aussi Petrosen dina am benn ñaari sociétés yoo xam ne ñoo koy remplacer nga xam ne bii dafay def exploitation beneen bi di def prospection naka noonu SAR xam ni que dañuy raffiner pétrole au niveau de la SAR te pétrole boobu bu ñuy raffiner dañ ko doon exporter léegi dañu jëm si loo xam ne daf ñu permettre ñu am suñu pétrole bopp ak suñu gaz bopp. député yooyu di xamle ni tàggat bi nga xam ni ñu ngi koy amal buñ ci paree dinañu xam ban taxawaay la ñuy am ci pétrole ak gaz bi waaye tamit dina tax ba ñu mën a défendre intérêt Sénégal ci secteur boobu RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. ca ndaje moomee le ministre de l'énergie waxee ni 2022 jàpp 2023 mën na am njëgu courant bi wàññeeku ndax dina fekk nag Sénégal tàmbalee exploité wàllu gaz bi nga xam ni moom da koy jëfandikoo ci togg courant bi te bu boobee nag gaz bu boppam lay doon. ñu jàll ci leneen loo xamante ne ni mënut a ñàkk bis bu yàlla sàkk ci dunduk doomu aadama di ndox waa Mbàkke la ñu cay jot bokkul ci li gën. tax nag kuréel samp fogoo xamante ne ni tudd na ànd soppi ndoxum Mbàkke tey jii ñu amaloon toogaanu ñaxtu ca buntu Sen'Eau mi wuutu léegi SDE war a faj saafara si ñu déglu nag war a faj soxla si ñu déglu ci Cheikh Mbacke Dieng ci micro Marema Diop. xëyoon def ñu nag association yi nekk ci dëkk bi yëpp ànd nañ dem buntu SDE pour wax leen ni ndox mi bon ñi dootuñu ko fay ba parce que mois bi nag dañoo ñëw indi ay factures yoo xam ni bu daan nekk 10 000 75 000 bu daan nekk 20 000 francs am na ci ñoo xam ne 18 000 lañ daan fay ñu ngi yor facture de 225 000 229 000 francs et gonflé nañ facture yëpp pour ramasser li des ci dëkk bi yóbbaale leen ko te loolu duñ ko accepter jamais au plus grand jamais ñëw nañ nag def suñ pour sensibiliser ña fa nekkoon ndax am na ñu fa jotoon di fay ñu taxaw fa di leen sensibiliser ne leen ndox mi bon mi dootuñu ko fay et puis ndox mi cher na baaxul te dootuñu ko fay te Mbàkke gépp décidé nañ ni ndox mi dootuñu ko fay tant que defaruñ ndox mi ba mu baax ndax ndox mi am nañ pexe yu ñu ko mën a defaree comme yeneen dëkk yi ñu defar seen ndox def nañ liste pour defar ndoxu Mbàkke bi ndoxu Sénégal gépp te Mbàkke bokku ci de ce fait nag léegi ñun des nañ suñu décision ne duñ ko fay entre temps nag woo nañ police ndax ñoom agent yi ñoo ñu doon saaga di ñu insulter bay am fa ay attroupement woo nañ police ñëw na ànd ak ñun commissaire ñëw convoqué ñu ñun ñëpp yóbbu ñu commissariat donc xeex bi nag day continuer incha RFM rajo askan wi.
waa rappel rassemblement pour la pérennisation du libéralisme ñoom nag ñoo bëgg liste nationale jóge fii ci wàllu élection falum député mooy palin gu yomb gi nga xam ne ñaare ku ci nekk boo bokkee ci parti au pouvoir bi da ngay jàll te doo daj lu lay sonal loolee nag bu ko defee kenn ku nekk nga dem nawetaani ko ca gox ba nga bëgg a jiite nekk fa député ñoom nag ñu doon amal tey ji conférence de presse jombul muy li nga xam ne moom la ñuy bokkee ci dialogue bi ci seen wàllu proposition ñu ànd ceeg Amadou Sabar Ba. li soxal mandat présidentiel coordonnateur bu kuréel bii di rappel mi ngi ci àddu di xamle ne tey dëggal tamit li nga xam ne moom la ca waxoon waaye tamit di àddu ci ñi nga xam ne ñoo koy critiquer Serigne Mbacké Ndiaye. limitation mandat président la dañu bëgg mu deñ pourquoi ñu di ko wax jamono bii boo ko waxee moment bi ñu ni oui parce que Macky Sall moo tax Macky Sall taxul moom xam na ni taxul mais dañu nekk ci dialogue national ñooñu mënuñu jox leçon koo nga xam ne soo waxee tubaab yi ñoo lay waxloo wala lobby góor jigéen wala lesbienne mënuñu jox leçon. wax tamit ci li nga xam ne mooy élection législative yi Serigne Mbacké Ndiaye ak ñi mu àndal bëgg rek ñu wàññi limu député yi ay tamit dakkal lii di liste nationale. naka la ñuy wax représentant du peuple rawatina Sénégal gii nga xam ne tey ci constitution bi président mënatul dissoudre assemblée nga taxaw naan man député président la donc ñun ñu proposer liste nationale dafay jóge nañu wàññi suñu nombre de députés parce que jàpp nañ ñun ni 150 députés ëpp na pour ñun 100 députés doy na. kuréel bi bokk ci majorité présidentielle bi mi ngi rafetlu bu baax li nga xam ne mooy cleaning day te Macky Sall sóob ko bu yàggul dara waaye tamit bëgg na rek ñu créer ay comité ci gox-goxaat yi ngir rek mbir mi mën a wëy. te comité yooyu du ay comité délégué de quartier du ay comité maire du ay comité politicien ay comité population bi la. rappel di kuréel gi nga xam ne Serigne Mbacké Ndiaye moo ko jiite ak ki nga xam ne mooy Cheikhna Keita di xam ne fas yéene nañoo def ay caravane ci biir réew mi yëpp ngir wax ak askan wi ci loolee sax benn bataaxal dinañ ko jébbal ki nga xam ne mooy njiitu réew mi Macky Sall ngir ñu joxe seen xalaat ci ni réew mi di doxee. wax na xalaatam ci li mu bëgg mu soppi ko ci wàllu kaaraange ci réew mi moom Serigne Mbacké Ndiaye mooy jëli soldaari réew mi boole leen nag ak policiers yi gendarme yi ñu mottali leen ndax mu gën a fat militaires yi nekk ci dëkk bi bien formé bien portant mais lan moo tere ñu mën a jël militaires yooyu di leen déployer ci biir réew mi ñu compléter effectifu gendarmerie ak police boo demee France gendarmerie ak policiers ñoo ngi ñu ànd di patrouiller donc dara terewul militaires yi ñu mën leen a déployer ci réew mi ñu jàppale ñu pour que sécurité mën a dellu si waat bu ñu wax ni militaires yi du seen rôle la parce que boo demee Casamance foo jaar ci mbedd yi ñoom ngay gis ñoom ñoo assurer la sécurité donc ni ñu koy defee Casamance mën nañ koy defee dëkk bu mel ni Touba Mbacké mën nañ koy def fu mel ni ci banlieue Dakar bi parce que yi may cité xëy na agression yi foofu la gën a bëri mën nañ ko fu mel ni dans la zone de Kaffrine et de Kaolack bari na fa trop loolu moo tax ñuy ñaawlu chinois yi nga xam ne agressé nañ leen fa bërki de moo njaay jël seen xaalis mais rafet la aussi mesure yi nga xam état bi jël na ko pour mën a assurer seen sécurité mais ñu jàpp ne ñaawteef ñiy def ñaawteef yi buñ ko defee tey Kaffrine wala Kaolack ñu song leen foofa bu ëllëgee ña nga Matam. fanweeri minute ak juróom-ñett ci rajo Futurs Médias ñu leen di gërëm bu baax ci ànd beeg ñun ci xibaar yi. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. Abdoulaye Daouda Diallo ministre du budget wax tey jii ci journal Soleil ni nag Sénégal jóge na ci risque endettement boo xamante ne ni bu tuuti la jàll nag ci ba ko ëpp doole loolu nag li ko waral bi ñu laajee directeur de la dette publique mooy ni Sénégal gouvernement bi li mu daan lebal boppam da ko daan lebal boppam ñeneen ñi ku ci ne la ngay leb nga leb ko léegi nag loolu yëpp lañ boole mu jóge ci jéego bii ci wàllu bor jàll ca ba ca topp Babacar Cissé la ci Georges Déthié Diop jokkal ci leeral yi. li indi changement bi mooy que ni bor yooyu ñu def ba fii ñu toll buñ ko doon saytu boru état rek lañ doon xool waaye léegi FMI dafa am doxalin bu bees boo xam ne buy natt maintenant boru réew yi dafay jël boru nguur gi dëgg la mais day jël boru lépp lu wékku ci nguur gi liñ naan organisme public agence yi si lañ bokk établissement public yi si lañ bokk société nationale yi si lañ bokk donc te critères yi nga xam ni fa lañ doon natte suñu bor changé wul yokkul même critères yi la donc boo jëlee même critères yi doon ci natt boru nguur gi kese nga jël critères yooyu itam di ci natt bu boru nguur gi ak boru lépp loo xam ne su wekku si nguur gi organisme public yi ma la wax bu boobaa xëj na buñ ko nattee natt bi dina doon loo xam ni dafay ëpp la mu doon lañ doon am ba fi ñu toll waaye nag defe naa li am solo mooy que ñu xam que ni statut boobu du statut boo xam ni dañ naan guleet ci réew yi si ñu seet ñoom ñëpp a ko am ba ci Côte d'Ivoire ba ci Nigéria réew yu mag yooyu yëpp ci statut de risque
modéré boobu la ñu am maintenant di dalal tamit peut-être xel yi xam ni dégradation boobu ñu am dafa dégradation boo xam ni bu temporaire lañ ko mën a jàppee parce que fii ak 2022 bu neexee suñu borom war nañoo dikkaat ci statut de risque faible de surendettement te loolu déggoo nañ ci ak FMI ñoo ngi jël matuwaay yi ci wàllu ni ñuy doxalee dette bi ak ni ñuy wutee suñu financement pour daal di dellu soit ci risque faible de surendettement fii ak 2022 bu neexee suñu borom. ñu daal di wéy ak yéen ci biir xibaar yi ba léegi wax ci téeméeri junniy kër yi nga xam ne gouvernement bi fas na ko yéenee tabax loolee nag mel ni dañ koo beral rek ñi yori salaire tax nag ñu laaj ouvrier yi chauffeur yi ak ñeneen ñi nga xam ni li ñuy xëy di am dañuy xëy di ko am mën nañoo am ci kër yooyee ba pare nag amuñu salaire nan lañ koo gisee reportage Oumou Kalsoum li Gora Diop di ab menuisier ñu fekk ko ca biir atelier ba muy yëngu mu ngi xamal ne ay at a ngi nii moo ngi luwe ak njabootam lenn rek moo ko soxal fi mu ne nii mooy jël njaboot ci daal di leen dugal ci këru boppam. te loolu boo tëddee sax doo mun nelaw parce que xam nga yor njaboot du fay luwaas loolu dafa métti quoi mais loolu moom des fois dañuy toog di ko xalaat quoi mais ñun projet dañ koy dégg rek mais ñun ouvrier yu ndaw yi duñ ko gis quoi dañ koy dégg nii rek. Abdoulaye Ka nekk ab chauffeur taxi moom lenn rek moo ko teree nelaw jamono jii mooy dugal njaboot gi ci ab taax. damay travailler kay parce que moom rek laa bëgg dëkkuwaay rek lañ bëgg taximaan yi yëpp ku ne ci àddina rek loolu mooy say mébét ñun de gisuñ kenn ñëw fi wax ñu ci dara quoi tey sax laa ko doog a yëg. Moussa di ab menuisier ñu fekk ko ci atelier am muy wax ne yëgul sax 100 000 logements sociaux yi. buñ koy def dañuy jël ñi nga xam ne ñoo am kayit wala ñoo am benn xam nga yow foog nga ñëw pour déposer wu mun a bokk si loolu mais ñun xam nga amuñ temps boobu yóguñu ko daal. salon de l'habitat moo ngi am ci centre international Abdou Diouf bu Diamniadio ouvrier yi ak chauffeur yi di wax ne yenn projet yu mel nii bëgg nañu ñu gën leen cee dugal ba ñoom it ku ci ne mën cee am kër goo dugal sa njaboot. Gadiram Abdou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Makumba. ñu tàmbaleeg lan. wàllu football ak Ligue 1 bu Sénégal juróomeelu bëccëg bi dañu koy door tey ji ci dañu koy door koñ fii ci Ndakaaru Dakar Sacré-Cœur moom mooy dalal Jàmbaar kenn kii Dakar Sacré-Cœur mooy juróomeelu place bi Jàmbaar 4e place muy loo xam ne match bu neex la ndax ñoom ñaar booy xool ci ay centre de formation la ñu nekk maanaam lépp loo xam ne jëm na ci wàllu xam-xamu football dañ leen ko fay jàngal ñu déglu ci xalaatu Tassirou Diallo suñu consultant dafa jàpp ne match bu neex lay doon. Teungueth FC ak Douane ñoom ñaari équipe yi nag ñoo yem même nombre de points bi ñu am bii nag mooy seen juróomi match bi nga xamee moom la ñu war a si daje mais soo xoolee que ne Teungueth moo jiitu mais jiituwul lu dul si goal différence te goal différence aussi nag si la bokk ñaari équipe ku nekk am na fukki point ñoom joué nañu ñeenti match ku nekk gagné nga ñetti match am benn match nul juróomeeli journée bi nag ñoom ñoo war a si daje ñi ngi wax nag kan moo war a mën a génn jël ndam li ci match bi ndam li nag nañu xam ne bon ñaari équipe yëpp am nañu ñaari attaquants yi nga xam ne chaque match ñu dugal ay but muy Bouli Junior Sambou ba nekk Teungueth FC ak Ibrahima Sow bi nekk Douane ñoom ñaar nag ñuy xëccoo fi mu nekk nii pour raw gàdd gi pour encore nekk meilleur buteuru équipe mais dinaa leen wax ne équipe bi gën a tactique équipe bi nga xam ne moo gën a concentré bu ci jeu bi moom mooy gagné match bi dina nekk nag match boo xam ne ñun ñëpp nañuy xulli suñu bët xool xam ne victoire bi mën na dem ci kii comme mën na dem ci kële donc booba incha allah ñu xool. waaw Tassirou Diallo mu ngi doon wax kon ci match bi nga xam ne mooy ñaar ñi jiitu ci kaw di diggante Douane ak Teungueth FC waaye itam jongante bi ñu leen junj sànq itam ñu ngi koy xaarandi ci li nga xam ne. moom moo di Ligue 1 bu Sénégal juróomeelu bëccëg bi nga xam ne dafay wéy kon ci samedi ji ak US Gorée Jaraaf Stade de Mbour Ndiambour Douane kon Teungueth FC moom la Tassirou doon wax noonu Seneps bu Thiès ak NGB lay doon dimanche la ñuy wéyal yëf yi ak Casa Sport Mbour Petite Côte ci Alassane Djigo AS Pikine moom moo fay dalal Génération Foot. Ligue 2 bi itam dina door juróomeelu bëccëgam bi ngeen baal ma. Samedi Alassane Djigo 15h30 su jotee Renaissance bu Dakar ak Dakar Université Club lay doon Amitié FC ak USO dimanche stade Ibrahima Boy 16h30 su jotee Guédiawaye Football Club ak Africa Promo Foot stade bu Ngalandou Diouf nag fële Port ak Jamono ñoom ñoo fay football li nga xam ne moo di Sonacos Demba Diop itam daañu ko am naka noonu ca Fatick EJ Fatick contre Thiès FC altine ja la ñuy woyal yëf yi fële ca Mbour ca stade Caroline Faye Kër Madior ak Linguère lay doon ca Tugal moom ca France 20e journée bi 19h45 su jotee Rennes Marseille lay doon
su samedi jotee nag Bordeaux Lyon Toulouse Brest Amiens Montpellier Angers Nice Nîmes Reims Metz Strasbourg dimanche ba Saint-Étienne Nantes Dijon Lille ak PSG Monaco ci Angleterre. ñaar fukk ak ñaareelu bëccëg bi ci àjjuma ji tey Sheffield ak West Ham lay doon ëllëg ci samedi ji Crystal Palace Arsenal Chelsea Burnley Everton Brighton ñi nga xam ne ñoo di waa Leicester ñooy dalal Southampton Norwich jël avion ba dem ca Manchester United Tottenham dalal Liverpool bu Sadio Mané dimanche Bournemouth Watford bu Ismaïla Sarr lay doon Aston Villa Manchester City ca Italie 19e journée bi. kon Cagliari Milan AC lay doon Lazio Rome Naples Inter Milan Atalanta Bergame di Berba Udinese Sassuolo Fiorentina Spal Sampdoria Brescia Torino Bologne Hellas Verona ak Genoa dañu daji itam naka noonu Rome Juventus de Turin yëf yay ndar képp ca altine ja diggante Parme ak Lecce. jërëjëf Fama Dione. dalal nag jàmm ci seen rubrique bii di arobase fexe ba lëkkale wàllu mode ak xarala yi loolu la Goethe Institut bëgg loo tax nag mu amal ab programme bu ñu tuddee Fashion Tech di nag ab porox ndoll ci ndaw yi nga xamante ni ay styliste lañu ngi indi ab touche bu yees ci wàllum créativité ngir nag mën a inspiré seeni morom ay modèle ña ngi ko exposé ca musée Henriette Bathily ñu teewlu Umu Jegaan ñaw Fashion Tech ab atelier bu Goethe Institut amal ngir jokkale mode ak technologie Babacar Diop coordonnateur u M jàngale di si addu. pourquoi ñu def exposition bi tey nag parce que dañ bëgg a won ni que tailleur yi ak suñu mbokk styliste yi que technologie bi ànd nag. muy njiitum entreprise bu ñu dippee DTech Demba Diop moom mi réeré woon jaxasoo bu ni mel lu waroon mën a nekk la di fësal mbetteel bu mu si am. session de formation boo xam 3 jours la ñu former ay jeunes filles ñoo xam ne ñoom déjà dañu am ambition ci côté stylisme associé électronique ak impression 3D ak stylisme donc bi ñuy defee loolu affaire yi ça a vraiment réussi même ñun ñi sax les formateurs xawoon nañu bett tuuti parce que bi ñu leen expliquer lan mooy électronique expliquer leen lan mooy imprimante 3D en fait dañu utiliser seen xel tellement que dañu proposer ay affaires yoo xam ne c'est extraordinaire. bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu doon tàggat ci bile atelier Fashion Tech jural na leen ay gëstu créativité ak xalaat bu gën a xóot. Joanita Kani. formation bi dafa jëm ci mode maanaam sañse daal léegi dañoo waxoon en fait ñu créer ay vêtements yoo xamante ne dañ siy dugalaale technologie léegi technologie bi dañoo imposer woon impression 3D bi ak dugal ci ay lumière ci yére bu ñuy créer léegi moom lañ jot a def nii léegi formation bi vraiment riche na. pour ñu mën a wan seen moroomu styliste yi ne boole technologie ak mode lu mën a nekk la modèle yi ñu amal ci bile atelier ñi ngi ko exposé ci musée Henriette Bathily ci diirum juróom benn fan lu ko dalee altine bi ñu génn. xat-xat yi am diggante Washington ak Téhéran nekkul rekk ci wàllum géopolitique wàllum xarala yu yees yi tamit dugg na ci ay hackers iraniens ñu piraté site américain bi nga xamante ni moo yor lépp lu jëm ci wàllum données publiques fédérales te ñuy sukkandiku ci ay documents gouvernementaux page d'accueil bi la ñu remplacé ak ay messages pro-iraniens ñu teewlu ci Abdoulaye Diop. diggante États-Unis ak Iran daa dina ñagas itamit ci xarale yi li koy firndeel rek di ab cong bu ay pirate yu ne ay iranien lañ amal nañ ko ci ab site officiel bu Amérique daal ci boole photo Donald Trump bu takk deret faatub général Qassim Soleimani daal di merloo ak iranien yi pirate yooyu daal di ciblé ab site gouvernement américain bi nga xamante ni mooy gàddu lépp lu jëm ci wàllum document ñeel gouvernement bi page d'accueil boobu lépp site bu programme fédéral bibliothèque ñu daal di koy soppi def ci benn buy tàgg rek république islamique bu Iran teg ci ab photo bu Ayatollah Ali Khamenei ca beneen wàll ba ñu def ci drapeau iranien ma nga ca page bi nga xamante ni daal nañu koy pirate ak benn message buy artu buy wax ni li ni mel lu tuuti la rek ci li waa Iran mën a def ci wàllum cyber attaque ci boobule site ñu mën cee jàng ay bindu ñu def ci anglais ak ci persane ak ri liñ ci xaatim mooy mi ngi bàyyeekoo ci république islamique bu Iran suñu sukkandiko ci agence américaine jëm ci wàllum cybersécurité ak kaaraange jumtuwaay ci seen bataaxal site web bi dañ ko effacé ak ay bataaxalu yu ànd ak Iran ak di xeex Amérique ba tax na boobule site kenn mënu cee dugg agence bi daal di xamle ca beneen wàll ba ne CISA mi ngi surveiller jamono ji situation bi ak FDLP ak seeni partenaires fédéraux. jërë ngeen jëf mbokk yi ci déglu bi arobase jeex na ba aljuma ak jàmm.